asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ITV ci seen émission bii di ànd xeex coronavirus dinañu dellusiwaat ci xayma bés bi ànd ci ak docteur Aloyse Waly Diouf waaye tamit tey jii maire bi ñu invité mooy Pape Ndong nga xam ni moom mi ngi fële ca Pikine Est Pape Gorgui Ndong moom dinañu waxtaan ak moom yi tamit ci gestion pandémie bi ci li nga xam ni moom moo di commune Pikine Est mu nekk ku nga xam ne macha allah mi ngi def liggéey bu mucc ayib foofu ci wàllu social yi tamit mi ngi jàppale askan bi dinañu ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne def na ko ci ànd xeex coronavirus dinañu ñëw ci dundu coronavirus ak ñaanu bés bi balaa ñuy tàggatoo alors Sénégal jamono ji ñuy wax ak yéen am na ñetteelu nit bu ñàkk bakkanam ci coronavirus bi mu nekk donc fanweeri nit ak ñett ndax ci ngoon am na ñaar ñu nga xam ne génnoon nañu àdduna kenn ki am juróom-benn fukki at ak benn keneen ki am juróom-benn fukki at ak juróom kii génn àdduna nag ci hôpital général Grand Yoff moom mi ngi am juróom-ñeent fukki at ak juróom kon lim bi tey jii egg na ci maanaam fanweeri nit ak ñett ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi di coronavirus tey ci suba lim bi mi ngi tolloon ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett mu am yi tamit juróom-benni cas communautaire yu nga xam ne ràññee nañ ci dañuy ànd ak docteur Aloyse Waly Diouf mu dellu si ci li nga xam ni moo di xayma bés bi. Jeudi 21 mai 2020 ci junni ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom mi test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif maanaam juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci ay cas contact juróom-benn yi di ay cas communautaire benn ci Mariste benn ci Castor benn ci Cité Kër Damel benn ci Plateau benn ci Géejawaay ak benn ci Touba juróom benn fukk ak juróom ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane. kon nag ñu fàttali leen am na góor gu am juróom-ñeent fukki at ak juróom gu génn àdduna niki sànq ca hôpital bu Grand Yoff kon lim bi toll na ci fanweeri nit ak ñett ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi Pape Gorgui Ndong mooy premier magistrat bu Pikine Ouest moom la ñuy fekk ji foofee waxtaan ak moom itamit ci matuwaay yi nga xamante ne ni jël na ko ngir aar askanu Pikine gi yëpp ci li nga xam ni moo di mbas mi xam ngeen ni bi mu duggee Sénégal le 2 mars ak léegi. bëri na ay dogal yu jóge ci président de la république mu déggoo ci ak médecins yi yooyu yëpp mu jël ko pour rek gën a aar askan bi ci li nga xam ni moo di Covid 19 bi bëri na ay dogal yu nga xam ni tamit jëlaat na ko ci ginnaaw bi ci discours am bu mujj pour gën a bàyyi askan bi ñu delluwaat ci seen i activité di dund ak virus bi waaye di gën a moytu di gën a sàmmonte ak li leen kër docteur digal muy wàllu lii di maanaam les gestes barrières te masque yi tamit ñu koy takk élèves yi wax na ko ci conseil des ministres que le 2 juin ñi nekk ci classe d'examen dinañu dem ci classe yi continuer seen am njàng waaye nag port masque bi dafa obligatoire condition yëpp yu nga xamante ni dafay maanaam aju ci geste barrière yi tamit dafay obligatoire kon loolu yëpp rek dafa bokk ci li ñuy def pour xeex coronavirus bi dañuy ànd ak Pape Gorgui Ndong monsieur le maire ñi ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Pikine Ouest yëpp di la bàyyi nga nuyoonte ak askan bi et puis defal ñu benn commentaire ci situation nationale ci wàllu coronavirus bi. Merci beaucoup Malick maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant it ci invitation bi waaye di profité rek ci plateau bi di nuyu mbokk Sénégal yëpp rawatina nag ñi nga xamante ne ci biir banlieue bi dama bokk ak ñoom dëkk ci biir banlieue bi ci rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbokki waa Pikine Ouest yëpp ma leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm di leen di baalu àq ci weeru koor bi. waaye it comme ni nga ko waxee rek ci li nga xamante ne ci lañ nekk di jaale mbokk yi nga xamante ne ñàkk nañ seen i mbokk yépp ci feebar bi nga xamante ne jëm na ci corona virus ma leen di jaale seen i mbokk waaye di def état des lieux boo xamante ne tey boo ko doon waxtaanee ci biir réew mi da nga koy tàmbalee ci le 2 bi mbir mi
duggee ci réew mi ci discours yi président de la république ba tàmbale ko ci la nga xamante ne tey nekkoon na ci état d'urgence ba ci mesure d'allègement yi nga xamante ne président de la république jël na ko récemment ci biir réew mi en passant par couvre-feu bi nga xamante ne tey ñoo ngi koy dund. loolu nag boo gisee ma rappeler ko c'est d'abord puisque ñun collectivité territoriale dañuy arrimé wu ci stratégie bi nga xamante ne moom la nguur gi tëral jaarale ko ci ministère de la santé mu koy mettre en œuvre ñun ñu nekk aussi ay démembrement ay représentants de l'État kon ci stratégie boobu rek la ñuy lalu pour mën a définir aussi suñu stratégie li ci rax nag ci ñun mooy nekk maanaam benn gis-gis communautaire boo xamante ne puisque ñëw dañoo xaw a jege lool askan bi kon lépp lu ñuy def askan bi ci boppam ñoom dañuy bokk ci ñiy définir stratégie bi loolu Malick am na ci lu am solo loo xamante ne au niveau de la commune de Pikine Ouest jël nañ ko comme dogal puisque mën naa la wax ne Malick bokk naa ci commune yi nga xamante ne bi président de la République adressé woo à la nation dama woote un conseil communal boo xamante ne dama réunir l'ensemble des acteurs de la commune même ci lii nga xamante ne sax dialogue avec l'opposition avant wax dëgg yàlla gouvernement bi di ko def sax président de la République di recevoir opposants yi boobu def nañ suñ conseil communal boole ci l'ensemble des chefs de parti yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir commune bi di représenter ay parti muy opposition muy pouvoir àndandoog ñoom ak force vive yëpp waxtaan bañ ca génnee la ñu mettre en place benn comité de veille force Covid-19 bu CEPO boo ko déggee mooy commune de Pikine Ouest un éminent docteur en santé communautaire jiite ko muy le docteur Ndoye sous la supervision du médecin chef de district docteur Assane Ndiaye kon loolu ñooñu nag ñoom ñoo définir la stratégie définir aussi un plan d'action bi nga xamante ne depuis boobu ba léegi ci plan d'action boobu la ñuy wéel xëy na dañ koy dressé waat rek par rapport ak nouvelle orientation yi nga xamante ne ñoo ngi jóge ci ministère de la santé waaye liñ ci njëkk a def Malick mën naa la wax ne au sortir de la mise en place de ce comité de veille Covid-19 CEPO ci lañ def une commande bu am solo bu jëmoon ci comment aujourd'hui protéger notre personnel sanitaire ak nos forces de sécurité et de défense lii nga xamante ne jëm na ci sama district de santé bi ak tous les postes de santé yi nga xamante ne ñoo nekk dans la commune de Pikine Ouest dañ leen a doté ci combinaison yooyu nga xamante ne tey moom moo nekkoon pour médecins yi bu ñuy intervenir dinañ mën a protéger seen bopp mais yemale wuñ ko woon rek ci personnel sanitaire bi dañ ko yaataloon ba ci commissariat bi yaatal ko ba ci service d'hygiène loolu yëpp c'était pour permettre à ñooñu nga xamante ne ci terrain bi la ñuy nekk ñu am lu leen di protéger waaye it suñu lieu public yëpp nga xamante ne tey nit ñi dañ koy fréquenter fexe nañ ba teel a doter leen ci thermoflash ça c'était la première commande thermoflash yi nga xamante ne moom lañ doon mesurer température bi wala leneen waaye it lépp lu jëmoon ci masque yi nga xamante ne ay masque yi ñuy wax chirurgicaux ak yeneen masque yi nga xamante ne FPP3 yooyu yëpp yi nga xamante ne am na dañ ko doté woon suñuy structure sanitaire yi ba mu doy sëkk puisque boobu moo nekkoon la première intervention bi ci pare ca la nga xamante ne tey ñoo ngi koy accompagner état bokk na ci deuxième commande bi ñu ko defee xam nañ ne jàkka yeeg jumaa yi dañ leen a tëj waaye bu ñu leen tëjee am na service yoo xamante ne ci jàkka yeeg jumaa yi dañuy fonctionner ak ci église bi mooy morgue yi kon loolu dafa laajoon tey ñu dem fa ànd ak ñoom accompagner leen fexe non seulement ñu désinfecté ko waaye fexe ba mettre produit yu doy yoo xamante ne ci produit hydroalcoolique yi nga xamante ne am na produit désinfectant fexe daal ba boole kook formation boo xamante ne ak ñooñu dinañ mën a taxawu nit ñi xam en cas de besoin lan mooy taxawaay bi nga xamante ne moom moo ci war waaye Malick bi nga xamante ne moom moo gën a ëpp solo nag ci suñu action d'intervention bokk na ci li nga xamante ne mooy sensibilisation formation éducation ak communication ak population bi ci li nga xamante ne jëm na ci geste barrière lan lañ mën a def ba pour approprier loo ko population bi puisque yaakaar naa ne véritable combat bi c'est au niveau communautaire loolu bu ñu demee ba xamal ko seen bopp téel ko seen bopp dinañ mën a fexe endiguer li nga xamante ne moom mooy
virus bi. kon Malick bi ñu defee loolu ba pare am na beneen intervention boo xamante ne tey def nañ ko ci bi puisque graduellement lañ doon intervenir par rapport aux orientations après les discours du président de la République bi mu defaatee ay discours allégé waat li nga xamante ne jëm na ci lii nga xamante ne tey moom mooy mesures yi mu jëloon am nañ ci yoo xamante ne dañoo réorienté waat aussi suñu intervention puisque Malick ba fii nga xamante ne fii laay waxee ak yow ñoo ngi waajal li nga xamante ne président annoncé na ko muy ouverture des classes ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk classe d'examen ci suñu biir commune tey ba ko président waxee rek laa woo l'ensemble des directeurs muy ci public bi muy ci privé bi d'école yi nga xamante ne concerné nañ ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñoom ñu élaborer une expression de besoin ci nan lañ mën a yaakaaree ne ñoom bu ñu ko taxawoo ñoom dinañ mën a ubbi ci jàmm ak salaam loolu nag expression de besoin boobu déposé nañ ko te gis naa ne au niveau de ma commune pour njàng mi ba nga mën a doon loo xamante ne dina wéy dina normal ci reprise bi il me faut aujourd'hui près de 12 000 masques yoo xamante ne tey dinañ leen ko jox nañu ko laajee ñoom il nous faut près de 26 thermoflash yoo xamante ne ñoom def nañ ko comme expression de besoin waaye it lépp li nga xamante ne jëm na ci produit désinfectant li jëm ci lavoir mais yi nga xamante ne dañ koy soxla ci buntu école bu ci nekk def nañ expression bi te ñun dinañ ànd ak ñoom defandoo ko puisque ñun du ñu xaar beneen bu président de la république waxee rek ministère de la santé définir rek ñun dañuy mettre en action loolu nag taxawaay collectivité territoriale yi bu ñuy wax bu may wax man dama koy wax au nom de toutes les collectivités territoriales du Sénégal puisque gis naa taxawaay bi nga xamante ne ku ci nekk ci ñun am nga ko taxawu nga ko te Malick li ma lay wax nii mooy action yi nga xamante ne rek dañoo lamb ci poche def ko mais da ci am yoo xamante ne du lamb poche te nekk bu yu am solo yoo xamante ne jëm na ci accompagner état du Sénégal mën naa la ci jox exemple bi ñuy interdire rassemblement yi tey dafa am lieu yoo xamante ne collectivité territoriale yi ñoom ñoo koy administrer ci saa si la ñu jël ay dogal yoo xamante ne pour accompagner président de la république ci décision mooy ñu tëj lépp lu jëm ci espace public yi nekkoon dans notre commune ci noonu laa tëjee parcours sportif bi tëj la nga xamante ne mooy RDG yi même anticipé woon nañ sax ba tëj ca la nga xamante ne moo nekkoon salon de coiffure yi nga xamante ne da doon am rassemblement jëm ba avant nguur gi di jël dogal di defar li nga xamante ne jëm na ci marché yi ñu wutal leen ay heures yi ubbi ak heures yi tëj bokk naa ci communes yi nga xamante ne ñoo njëkk a jël dogal ne marché bi day tijji 6 heures du matin ba 15 heures bu paree heure bu ñu wàccee ñu dem ca marché ya def la nga xamante ne mooy désinfection kon mais bi état bi di jëlee dogal après daa gën a woyofal sax mbir ya puisque yóbbu na ko ba 17 heures nga xam ne rek kon ñun xam nañ bu baax a baax suñu responsabilité ci li nga xamante ne mooy accompagner état bi pour protéger population yi nga xamante ne en réalité ñun ñii lañ gën a jege loolu nag bu weesoo loolu it am na yeneen action yoo xamante ne moom la ñuy accompagner nguur gi ci xeex bi mooy d'abord bi président jàppee ne dafa war a accompagner askan bi ci wàllum aide alimentaire xam nañ ne suñu ménage yi du ko mat kon collectivité territoriale yi ban taxawaay lañ war a mën a am pour accompagner delta bi des ci famille yi nga xamante ne famille yu vulnérable la lan lañ mën a def pour collectivité territoriale yi ñëw en appui en appoint à la stratégie de l'État loolu biñ ko defee non seulement sax ci li ñu dugal ci sunu gafaka jël ko accompagner ko état bi pour ñu mu accompagner ñu sunuy ménage bokk na ci loolu mu ñu envoyé moom ci boppam nan lañ koy def tegee ci yoon ba famille yi nga xamante ne tey ñoom ñoo ko yellool ñu fexe ba identifier ko amoon na sax ñu ci amoon njàqare ci début ba ne collectivité territoriale yi bu ñu leen tegee seen loxo dina am jafe-jafe boobu dañoo méconnaître organisation bi nga xamante ne moom moo nekk ci collectivité territoriale yi puisque commune boo ci dem am na taxawaay bu mot sëkk boo xamante ne autour des quartiers autour du délégué de quartier am na fay organisation de base yoo xam ne ñoom ñooy liggéey ak collectivité territoriale yi te maanaam ci ay fànn yu baree la ci ñetti waxtu collectivité territoriale yi mun na laa identifier lu jëm ci 12000 ménages ca la nga xamante ne am na ci biir commune bi même RNU boobu nga xamante ne ñoo ngi ko doon wax composé woon bourse familiale yi boo gisee ñun mënuñ ci am jafe-jafe puisque loolu ci quartier yi lañ ko doon joxe te ñi nga xamante ne ñoo ko bénéficié wu am na organisation yoo xamante ne yenn communes yi dañuy jël xaaj bénéficiaires yi
parti bu ci nekk ñu am benn acteur communautaire bu ñu koy dénk kooku moo leen di nemmeeku moo leen di xool mooy xool ci ban état de santé lañ nekk ndax est-ce que jot nañ lañ leen di jox nan lañ koy utiliser puisque dafa am cahier de charge kon buñ ñu waxee RNU rek ñun xam nañ déjà ñan la xam nañ exactement kan ñoom ñoo ci bokk moo tax liggéey ba nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu yomboon la ci ñun kon Malick gëm naa ne daal ci lii nga xamante ne tey jëm na ci xeex mbas mi nga xamante ne dugg na ci biir réew mi collectivité territoriale yi wax dëgg yàlla gàcce ngàllaama loolu moo tax ma jàpp ne ginnaaw état collectivité territoriale yi nekk nañ ki positionné wu comme deuxième bailleur lu jëm tey ci li nga xamante ne mooy xeex coronavirus kon loolu bëgg naa aussi ñi nga xamante ne ñoo nekk autour du président de la république di ko xelal di ko accompagner ci décision yi nga xamante ne mu ngi koy jël waaye it ci ñi nga xamante ne mu ngi leen di sargal di leen di reconnaître seen taxawaay ci xeex bi nga xamante ne moom moo ko jiite ñu fexe ba collectivité territoriale yi aussi ñu fexe ba di ko dugal ci noppam ba moom ci boppam mu ci yëkkati kaddu di leen di encourager ci taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko puisque gis naa yàggul dara am na wax dëgg waxtaan boo xamante ne def na ko waaye dégguma ci collectivité territoriale te Malick nag léeg-léeg jaajëf aussi dafay gën a yokku xaw ma nan la ko wolof di waxee waaye lu fas bi di daw boo ko labbalee day gën a baax rek te ma jàpp ne ñi nekk autour de lui ñu ci bari boo leen xoolee suñuy collègue maire lañ kon gëm naa ne intervention yi nga xamante ne maire yi ñoo ngi koy def kat ci xeex bii defaluñ ko nag état seen bopp lañ koy defal waaye nag buñ ko defee it wax dëgg yàlla léeg-léeg état nag day laaj état nag jaajëfal leen tuuti gëm loo leen ne kat loolu ñuy def noonu lu baax la ci askan bi ñu ci gërëm bu baax président de la république ci mesures yi mu mujjee jël ci lii nga xamante ne jëm na maanaam ci allégé maanaam procédures yi nga xamante ne moom la collectivité territoriale yi soumettre woon pour lu jëm ci ay virement de crédit wala leneen allégé na ko te loolu dina yombal aussi intervention yi au niveau de la base lenn rek Malick bugg aussi ngeen porté ko comme plaidoyer tey ci ñi nga xamante ne am nañ ay autorisation di circuler wax dëgg yàlla maire yi seen bos dañ ko retiré te gis naa ne man gisuma kilifa goo xamante ne rek ëpp na maanaam taxawaay ci wàllum intervention ci population bi boo jéggee maire ba bañ na ba bi ngay introduire da nga ne le premier magistrat de la commune moom la ñuy waxtaanal le premier magistrat nag léeg-léeg un magistrat de la république sax loué ci quartier kon magistrat de la république boobu premier magistrat ba day dal di doon son premier magistrat kon kooku buy circuler te premier magistrat ba mënul circuler mënul am benn dérogation loolu aussi ça pose un tout petit peu problème pour wax la rek que tey taxawaay bi nga xamante ne moom moo ñu war ci ci xeex bi wax dëgg yàlla nguur gi ñoo ngi ci wetam di ko accompagner na mu waree puisque sunu responsabilité mooy aar sunu askan aar ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jox seen baat pour ne la rek suba rek le préfet du département de Pikine day organiser un CDD ñu war a wax ci li jëm ci lépp li nga xamante ne nan la ñuy ubbee école bi mais pour te dire que suñu organisation au niveau de notre commune permettre nañu avant même ñuy dem ci la nga xamante ne mooy CDD boobu on s'est réuni avec l'ensemble des directeurs d'école ba expression de besoin yi jël nañ ko def ko ba mën naa dem ci préfet ëllëg suba won ko ne li tax nga doon woote ñun pare nañ ñun disposition yi waroon yëpp pour ubbite école nekk ubbite école boo xam ne dafay jaar ci yoon te tegu ci yoon ñu protéger suñu xale yi protéger suñu enseignants yi loolu commune de Pikine Ouest pare na ko bu yàgg kon dañuy dem rek pour wax ko ne ñun kat nii ak nii lañ doxalee suñu commune en tout cas la fa nekk ci wàllum njàng bu ci am lenn loo xamante ne di nga ci am lu la jaaxal puisque tey démb lañ nettoyé école yëpp tey ñu def désinfection école yi yëpp ba loolu yëpp jeex ñuy xaar nag li nga xamante ne am na fii ak i fan ma livrer leen matériel bi nga xamante ne yëpp moom lañ ñu laaj pour école yi daal mën a nekk lu am solo te loolu it am na yeneen mesure sax yu ko précédé Malick bi ñu ubbee jàkka yeeg jumaa yi bi ñu dogalee ne jumaa yeeg jàkka yi mën nañ ubbi waaye duñ bàyyi suñu jàkka yeeg jumaa yi ñu ubbee leen noonu Malick dañ ba ko président waxee rek lañ jiitu ci jàkka yeeg jumaa yi dem def lépp lu jëm ci désinfection def lépp waaye toog ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy jiite loolu waxtaan ak ñoom ci bu ñuy ubbi it
ci anam yi nga xamante ne bokk naak sécurité ci mesure barrières yi nan lañ koy defee pour mun a aar ñi nga xamante ne ñoo ngi fay ñëw kon daal Malick vraiment te maa ngi lay sant nag ci li nga xamante ne mooy émission bi ñuy permettre aussi ñun ñu am lu ndaw loo xamante ne dinañ ko ci wax waaye it gërëm ñi nga xamante ne ay volontaire lañ ñi nga xamante ne ay dëkkandoo lañ ay mbokk lañ nekk ci biir commune bi am yëg-yëg ne kat collectivité territoriale yi wax yi jamono ji bokk na ci ñi gën a impacté kon ñun nañ dajale li ñu am dem accompagner leen ci loolu dama ciy sant sama conseil municipal di léeg-léeg ngeen def reportage wala ngeen génnee xibaar ne ci benn conseil municipal nit ñaa ngay xeex waaye mën naa ndamoo nag sama conseil municipal conseiller ca boppam ñoom ñoo cotiser seen bopp dem jëndi produit indil ma ko man ne dañ may jàppale ma yebal leen ci marché ba yebal leen ci daara ya ñoom ñu dem foofu jàppale leen taxawaay boo xamante ne bu am solo la loolu nag bu amee en général lu jara waxtaane la puisque noonu la ko réseau des GIE des femmes de la commune de Pikine Ouest composé de 150 groupements de femmes dañoo lamb seen poos dajaleel seen bopp dem jëndi produit ñëw ne ma man kat dañoo bëgg ñëw jàppale la ci xeex bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci biir commune bi ñooñu it ba ñu yegsee dama leen ne lii nga xamante ne jënd ngeen ko dama leen di yebal ci marché yi ngeen dem toog taxawu fa jox leen li nga xamante ne mooy ci masque jox leen li nga xamante ne produit désinfectant la waaye solution hydroalcoolique yi nga xamante ne mooy gel yi ak lavoir yi nga xamante ne yépp indi ngeen ko dama leen di santaat ngeen delloowaat ko ci askan bi pour continuer ñongal xeex bi gërëm bu baax nag les acteurs communautaires Malick gis nga bàjjenu gox yi relais ado ak les acteurs porteurs de dynamique communautaire de dynamique communautaire ay jàmbaar dëgg lañ ñooñu plaidoyer bi may porter sax mooy nguur gi na revoiraat seen statut ci ñoo ngi ci dispensaires yi ñoo ngi ci poste de santé yi ñoo ngi ci lépp lu jëm ci action de sensibilisation wala vaccination ci combat bi nga xamante ne mooy coronavirus dañoo découvriraat seen talent dañoo découvriraat seen utilité publique kon loolu day man dinaa bokk ci maire yi porter un plaidoyer fort pour ñu xoolaat seen statut ci gox ak goxaat yi nan la ñuy def pour rémunération bi nga xamante ne dafa war ci ñoom ñu fexe it ba ëllëg ñu am loo xamante ne dañ leen koy neexalee bu baax a baax ñu ñongal seen statut puisque ci xeex bi ci wàllum sensibilisation bi non lu am solo lañ ci def ci biir commune bi nga xamante ne en tout cas ci laa nekk ci njiitali tey Pape Ndiaye ma koy sant bu baax ci taxawaayam aussi ci biir commune bi ci wàllum puisque moom moo jiite acteurs communautaires yi wax dëgg yàlla seen taxawaay am na solo trop même ci lii nga xamante ne mooy séddale lii jëm ci aide alimentaire bi président de la république joxe ñoom si seen bopp dafa am lu bari loo xamante ne ñoom ñoo ko yombal kon daal Malick c'est tous les acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir ñooñu ñëpp gis nga taxawaay bi ñu am mais bi gën a am solo ma koy sant nag mooy taxawaay peuple sénégalais taxawaay la population de Pikine Ouest taxawaay responsabilité dëgg puisque ñun ñooy la première commune bi am le premier cas importé dans le département de Pikine kon am na taxawaay boo xamante ne bu nekkoon ci wàllum émeute wala ci wàllum leneen di nga dem ba fu mu dem rek mën na fa am jaaxle waaye taxawaay responsabilité dëgg ci heure bu ñu communiqué heure bu ñu waxee ak ñoom wala heure bu état bi waxee balaa ñuy wax dara sax ñoom si seen bopp ñoom ñooy jëfe loolu nga xamante ne am na kon ñun wax dëgg yàlla mu ñu leneen lu dul taxawaay responsabilité boobu cette responsabilité citoyenne ñu saluer ko masawu leen ci jamono yi ñu nekk te ñun ñëpp ñu àndandoo ci mesures yi nga xamante ne moom la waa Kër Docteur digle ñu fexe ba ci kër ya ci bureau ya ci feneen ñu fexe ba di ko jëfe waaye bi ci ëpp solo mooy soxla bi bu bariwul lool te jàmpul ñu fexe ba toog ci kër yi boobu mooy aar sa bopp aar askan bi. Merci beaucoup en tout cas monsieur le maire daanaka de manière très large ñëw nga ci li nga xam ne moom mooy stratégie globale bi nga taxawal au niveau communal wax nga ko léegi amoon ngeen cas mais actuellement nii fan la Pikine Ouest toll ci Covid 19 bi cas bi fa amoon nan la mujjee ak ba ngeen ko gérer ba léegi nan ngeen mujjee di doxale aussi. waaw Malick depuis ba ñu amee cas importé bi mooy kooku nga xamante ne moom moo jóge woon caserne Samba Diéry Diallo bi mu yegsee wax dëgg yàlla taxawaay bi am na solo depuis boobu ba léegi loolu nag dañ ci sant bu baax a baax waa Kër Docteur yi ci ni ñu répertorier
cas contact yëpp nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon en contact ak cas importé boobu bi ñu ko listé defar ko liñ ci njëkk a def mooy ñi nga xamante ne amaloon na ak ñoom contact yëpp nekkoon ci immeuble bi mu dëkkoon ñooñu dañ leen a mettre en quarantaine d'abord dans l'immeuble jël leen en charge intégrale nag ci li nga xamante ne nekkoon na lu jëm ci ñoom biñ ci pare leneen li nga xamante ne moo nekkoon ci contact yëpp jël nañ leen ba noonu lañ leen di jël yóbbu leen ci hôtel yi état bi continuer prise en charge bi de un cas boobu ñooñu bi ñu paree ba def seen 14 jours wax dëgg yàlla am na wàllante boo xamante ne amoon na ci jamono bii may wax ak yow ci jamono boobu nag nga xamante ne loolu am na demoon nañ ba nekk ci 13 cas yoo xamante ne ñoo nekk ci biir commune bi mais yooyu yëpp ay cas contact la woon yoo xamante ne mooy premier cas importé boobu ñi mu amaloon contact ñoom ñu am ci feebar bi ci biir benn cas communautaire lañ am ci ginnaaw gi boo xamante ne mu ngi dëkk Icotaf waaye kenn xamuloon fan la ko jëlee kooku it nekkoon ci biir waaye Malick ci jamono bii nga xamante ne man maay wax ak yow ci cas yi nga xamante ne am nañ ko ñoo ngi toll ci 16 cas yoo xamante ne ñoo nekk dans la commune de Pikine Ouest dont benn cas bi wér na am nañ ci benn décès kon boo ko dindee ci 16 day dal di des 14 yoo xamante ne tey ñoom ñoo nekk sous traitement ci centre de traitement yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi waaye depuis boobu ba léegi loolu yàgg na nag ba léegi on a maintenu avec la stratégie de communication de sensibilisation mais aussi de responsabilisation des populations maintenir nañ ko depuis boobu ba léegi li ngeen di dégg ñuy wax ci télé bi gox bee am na nangam gox bee am na nangam depuis boobu ba léegi suñu bos amatul yokkatul defatul ne leen puisque nag taxawaay bi nga xamante ne stratégie bu bees bi ñu mettre en place au niveau de la commune nekk une réponse communautaire face au cas communautaire apporté na ay fruits yu bari ci li nga xamante ne jëm na ci vraiment suñu taxawaay Malick. monsieur le maire wax nga ko léegi booloo moom mooy doole tey ñëpp dañoo dugal seen loxo ñii indi seen déem ñii indi seen Dakar ku nekk la nga am nga joxe ko ñeneen ñi indi muy ndaw ñi ñu indi seen ñaq ak seen ak également seen jeunesse pour xeex Covid 19 bi ba situation bi fa mu tolloon ba léegi stabiliser ngeen ko mais tey am na ñu nga xam ni wax nga ko ñi ngi ci loxoy docteur dañu war a ñibbisi ci dëkk bi war a ñibbisi ci koñ bi tey jii li nit ñi di gën a craindre mooy stigmatisation maanaam di leen joxoñ baaraam wala di leen daw ak lu ni mel te Ndiaga Mbaye doon na ko way ni daw ku wéradi bu ko daw ba mu yëg ko ndax loolu mën naa yokk la ko metti loolu mën na bokk ci lu nga xam ne aussi dans le sens de la communication war nañ ko ci yokk waaye aussi bañ a baisser les bras ci geste barrière yi ban appel ngay lancer également ci population yi pour ñu continuer rester vigilante. gërëm bu baax Malick d'abord sama comité de veille force Covid 19 bu commune bi gis nga nit booy dénkaane pour ñu liggéeyal la da nga koy dénk ku xam-xamam màcc ci loolu gis nga lii nga xamante ne jëm na ci ñi nga xamante ne feebar nañ bu ñu dellusee nan lañ leen war a accueillir ci société bi taxoon na sama comité boobu amoon psychologue boo xamante ne dañ ko wuti dugal ko ci biir groupe ba lépp loo xamante ne tey ñiy dellu si waat bu ñu ñëwee dina am une assistance psychologique boo xamante ne dinañ ko mën a am ci moom ba fexe moom ci boppam ñu won ko ne feebar aayul boo feebaree dellu si waat ci say mbokk it say mbokk comprendre ne yow it feebar aayul kon ñoom ñu mën a am beneen plus-value boo xamante ne tey ñoom dañ koy indi sax ci xeex bi puisque ki feebaroon dellu si waat war naa mën a doon un exemple parfait boo xamante ne war naa mën a gën a dëggal sensibilisation bi nit ñi di def ci terrain bi puisque bu boobaa kenn dootul wax ne ah man de gëmuma wala man de defuma nangam wala man defuma nangam puisque kii wax ak yow da koo dund ba yàlla dogal ko mu dellu si waat ak jàmm ci biir askan bi kon loolu bokk na ci stratégie bi nga xamante ne tey wax dëgg yàlla ci état bi it lañ ko jëlee puisque ba ministre de la santé di dalal ay collègues maires de la région de Dakar keroog biñ ko waxee dafa am jumtuwaay yu bees yoo xamante ne tey keroog bañ ko génnee neñu dafa am benn unité d'intervention rapide boo xamante ne dañ ko war a mettre en place dans la région de Dakar dañ ko war a def composition bi foofu dañ faa gis ne dafa amoon psychologue boo xamante ne dafa waroon di waxtaan ak nit ñi ba ñu ñëwee
xaaruñu ministère de la santé di ñu envoyé unité boobu ñun suñu biir commune dañoo def appel ci biir commune bi ci ñi am profil yi composition comité bi mu am ñoo xamante ne yàlla dogal na suñu biir commune lañ dëkk ñu ñëw composé commune boobu defaral suñu bopp suñu unité d'intervention rapide boo xamante ne jusqu'à présent ki ko waroon a jiite ci comité ba dafa war a nekk un spécialiste de la santé communautaire. Heureusement que ki jiite suñu comité ñun ci biir commune bi yëpp nekk un spécialiste de la santé communautaire moom moo composé waat cette unité d'intervention rapide dont disposition yi nga xamante ne jël nañ ko pour ñi nga xamante ne dañoo war a dellu si waat waaye porter sensibilisation bi plaidoyer bi maanaam recommandation bi appel bi nga xamante ne moom laa mën a def rek mooy wax askan bi yépp benn ennemi la ñu am muy coronavirus rawatina sax sunu mbokki politiciens yi wax leen ne ci jamono bi ñu nekk même ña nga xamante ne tey ñoom la ñuy tuddee sax xawma haute démocratie wala ña nga xamante ne ñoo ngi leen di wax ne ay réew la yoo xamante ne tey dictature moo fa am ñëpp booloo nañ puisque nag ñëpp identifié nañ benn ennemi te bu ennemi bu doy waar kon ñëpp war nañoo mën a àndandoo taxawandoo xeexandoo li nga xamante ne tey mooy coronavirus bi comme seen concept émission bi ni mu amee solo lool ci ànd xeex coronavirus ànd boobu nag ci au niveau communautaire lay dankaloo boobu di njëkk a amee pour ñu am certitude ne feebar bii maanaam humanité bi nekk ci àdduna bi ak génie créateur bi nekk ci Sénégalais yi gëm naa ne ku ci nekk buñ ci defee li nga ca war a def rek mën nañ xeex bu baax a baax corona bi ba sax xalaat ne mën nañ ko daal. monsieur le maire dañ lay bàyyi nga souffler naan tuuti ndox ñu dugal benn jingle dugal beneen rubrique muy ànd xeex corona ci ba tey ci ànd xeex coronavirus dund couvre-feu naka la ko xale yi di dundee yan message la ñuy lancé ñu ànd ci ak suñu réalisateur Ablaye Ndiaye balaa ñuy delluwaat Pikine Ouest fekk fa monsieur le maire Pape Gorgui Ndong. salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal te di baalu ñëpp ak ci weeru koor bi man nag ñu ngi koy wax soxna Thiombane Diop je suis présentatrice en même temps je fais formation je suis en licence de bientôt licence 3 maa ngi baalu ñëpp ak nag te du nuyu ñëpp tey nag dama amoon mbégte macha allah partagé ak mbokk sénégalais yi li nga xamante ni moom la ñuy dund. di ñaax aussi mbokk sénégalais yi pour ñu delloo suñu xel ca yàlla fa yàlla te xam ni lépp li am ndogal suñu borom la loo xamante ni dañ ci war a jàng parce que dëkk bu mel ni Sénégal ñu arrêté lépp ndax lan benn feebar bi nga xamante ni moom moo jugee fële ca àll ba kenn xamul fan la jugee lu yàlla wàccee la parce que il a touché presque tous les pays du monde kon nekk na loo xamante ni maladie boo xamante ni ñëpp jot nañ ci ñëpp xam nañu métti gu mu métti parce que lu toll ni école ak dëkk nga xamante ni école moom mooy li nga xamante ni moom moo koy doxal ñu tëj ko kon maladie bi nekk na loo xamante ni du lu yomb ñu ñaan yàlla suñu borom rek mu gaaw jële ko fi ci lu gaaw te neex te wóor tey wax mbokk sénégalais yi feebar bi nekk na loo xamante ni amul ay tànk mënul dox ñun kase ñoo ko mën a jëli indi ko te dafa nekk loo xamante ni muy propagé ni muy wàllee dafa gaaw ñun ci jëm boppam ñoo war a respecter les normes les mesures yi ñu médecins yi jox ñu koy appliquer pour mu gaaw génn ci réew mi ndax sonn nañu toogaay bi metti na xoolal ñun ñi nga xamante ni dañoo war a def examen pour dem defi ji suñu licence 3 ba tey defuñu loolu lu ko gën a metti yaa ñu ngi perdre ay mois te mois yooyu ñu toog mënoon nañ ko inscrire jàng ci 3 mois xoolal ñi nga xamante ne ñoom ñooy def bac metti na parce que toog sa kër te defoo dara amul benn sens yàlla boo ko xamul yàlla boo ko tàmmul dangay mel dangay stressé wu yow yaay raw ñi feebar sax nekk ci hôpitaux yi ñu leen ni faj ñoo ngi dund instant bi lu metti vraiment parce que dañoo soxla jàng dañoo soxla liggéey dañu soxla moom suñu def li nga xamante ni moom la ñu sentir daal parce que tu vois que ni bu ñu nee ñu 20 heures
ñu arrêté lépp lu ñuy def ku nekk toog sa kër am na ñoo xamante ni mënuñu ko waaye loolu kese la vraiment maa ngi ñaan yàlla mu jëlee ko fi ci lu gaaw te neex te aussi ñun les Sénégalais ñu respecté les normes te xam ne lépp lu ñu digal rek suñu bien la di remercier waa ITV bu baax a baax di leen jaajëfal merci à vous. ayca dañuy delluwaat Pikine Ouest fekk fa le premier magistrat Pape Gorgui Ndong mu wax ju am solo man li ma ciy njëkk a wax rek moo di ni retirer l'autorisation de circuler au premier magistrat des communes loolu moom je pense que kaka def bu dee njuumte la parce que tey jii ci gox yi ak gox-goxaat yi bu problème amee monsieur le maire la ñuy njëkk a xalaata woo moom mooy taal otoom des fois di wër dëkk bi di xool xale yi ndax ñi ngi respecté le couvre-feu ndax ñi ngi respecté ñàkk a dajaloo bi ñu leen sant ak yooyu monsieur le maire dafa war di circuler di veiller ci espace territorial am di xool ndax dogal yi mu jël ñi ngi koy respecté wala déet bu nit amee njàqare am feebar wala dara ci guddi gi mën nañu fëgg monsieur le maire mu taal otoom yóbbu ko kon kooku confiné ko wala boog retiré ko autorisation je pense que du lu nga xamante ne nii lu xel mën a nangu la parce que nag tey jii ñoom ñoo fi président de la république ca gox ba ñu nekk ndomba gi président am ci biir réew mi moom la ñu am ci gox-goxaan yi kon ñoom war nañ leen a jox cër bu nga xamante ne nii moom la ñu jox président moom la ñu jox ministre moom la ñu jox keneen ndax li ñuy doxal ca kaw ñoom moom la ñuy doxal ci suuf te ñoom ñoo gën a jege population yi kon nag loolu moom je pense que c'est une décision bu nga xamante ni mënuñu ko comprendre donc nañu bàyyi maire yi ñuy circuler ñu jox leen seeni autorisation ñu mën di taxawu askan wi waxtu wu ne saa su ne ak fu ne loolu mooy dëgg li mu wax aussi jëmale ko ci relais communautaire yi liggéey bi ñuy def coronavirus bi dafa wane ni ñoom dañu am solo trop tey jii war nañ leen reconsidérer war nañu xoolaat seen nekkin war nañu xoolaat seen traitement war nañ leen gën a jox gëdd parce que tey am na fu nga xam ne monsieur le maire waru fa egg mënu fa egg ñoom ñoo ko fay eggal am na fu nga xamante ni nii tey seen kàddu moom moo fay dem kon nag ñooñu aussi dooleel leen dafa am solo macha allah monsieur le maire wax nga ko léegi Covid bi tax na tey ñu bari wone beneen xar kanam maanaam sur le plan de l'intelligence ñu adapté wu ci contexte coronavirus bi pour mën a doxal seen liggéey on sait que les communes sont impactées bëri na yi tamit ay secteurs yu nga xam ni lompañ nañu tey jii sénégalais yi wane nañu ni lu situation métti mën nañ ci adapté wu donte du ñu am lañ doon am ci wàllu koom alors au niveau de la commune d'abord naka nga réorganiser sa commune parce que la daan duggatul taxe municipale yi kenn waxatu ko droit de stationnement yi kenn waxatu ko li nga xam ni mooy wàllu juuteeg yooyu yëpp kenn waxatu ko nan ngeen di organiser woo pour mën a faire face à cette situation. jërëjëf Malick lu am solo maanaam ci question bi nga xamante ne yaa ngi ko posé ci ñun lan moo nekkati suñu forme d'organisation ci lii nga xamante ne mbas bi ba mu duggee ci biir réew mi secteur yi nga xamante ne impacté nañ loolu. liñ ci jël rek mooy ni ko président de la république comprendre defee ko pratiquement ci secteur yëpp mooy adaptation ñun dañoo adapté wu par rapport à la nouvelle donne waaye yëgal nag population bi ne ku impacté ci Sénégal tey nekk acteur collectivité territoriale yi ñoo la gën a impacté puisque nag recettes yi wax nga dëgg li nekkoon ci ay recettes ak yeneen yëpp mënatul dugg léegi ci adaptation bi nag moom mooy redéfiniraat suñuy priorité redéfiniraat suñu champ d'action redéfiniraat fi nga xamante ne foofu la ñu war a intervenir pratiquement bi ñu defee conseil municipal danoo jël lépp loo xamante ne tey amoon nañ ko comme ressource ñu fexe ba def ko virement de crédit mu jëm ci santé éducation santé ak éducation mooy santé bi lépp lu jëm ci wàllum xeex coronavirus kon loolu moo nekk première adaptation bi nga xamante ne am nañ ko mooy lépp lu jëmoon ci yeneeni priorité yoo xamante ne naam amoon nañ ko tey mënatul nekk super priorité ci ñun benn priorité lañ am mooy nan la ñuy xeexee coronavirus kon li fi nga xamante ne dañ fa doon am tey moyen value de recette mënta ñàkk lu doy waar la sax fépp foo xamante ne ñoo ngi fa doon am nag
recette yu ndaw yoo xamante ne am na fa puisque am na secteur yoo xamante ne ñoo ngi ñuy indil wax dëgg yàlla koppar ba léegi lu jëm ci secteurs yi ñiy def parking ak ñiy def stationnement wala ñiy def ñeneen ñooñu ba léegi ñoo ngi stationné ñoo ngi def li nga xamante ne ñoo ngi koy war a def ñooñu ci boppam mooy ñi nga xamante ne dañ leen a permettre aussi taxawaay boo xamante ne ni muy gën a yaatoo ci biir commune bi pour ñu combler gap yi nga xamante ne tey ñun ñoo ngi ko doon am beneen bi nekk nag ci li nga xamante ne rek moom la état di jël ci gafakaam di ko jox collectivité territoriale yi ñu koy tuddee fonds de dotation Malick boo seetloo collectivité territoriale yi Sénégal yépp fi jamono yi ñu wax ak yow fonds de dotation la ñu dundee amatuñu recette fonds de dotation rek la ñuy dundee kon état bi aussi foofu plaidoyer lay nekkaat rek li may bañ nag mooy ñu ne ma maire ba kat moom mu nga ca état ba rek waaye état bi mooy suñu premier partenaire ci 1000 milliards yooyu nga xamante ne tey jox nañ ko ci secteur yi impacté bu koy defar pour jàppale waat leen na ci xalaat collectivité territoriale yi puisque ñun it impacté nañ bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax te recette amatuñ ci dara kon lu jëm ci fonds de dotation moom lañ doon dundee orienté ko nag lu jëm ci wàllum xeex mbas mi rek amatul beneen leneen loo xamante ne def nañ ko kon loolu it maanaam générosité bu maire yi la ak seen intelligence ñu mën a renoncer la nga xamante ne nekk na ci yeneen priorité bu population bi pour ñëw ànd ak le président de la république ànd ak gouvernement bi ci stratégie bi nga xamante ne def nañ ko pour xeex Covid boo déggee ma lay wax nag santé ak éducation rek dina am social boo xamante ne dinañ ko doter puisque li jëm ci programme de résilience bi boobu it état bi dañ ko war a accompagner ca la nga xamante ne moom mu ngi koy def comme niñ ko defee fii ci biir commune bi bu weesoo li gouvernement bi indi mu touché lu jëm ci 3400 familles moi j'ai 12000 familles au niveau de ma commune kon tey kon xam nga gap bi nga xamante ne am naa ko dañoo def une commande ci lu baree bari loo xamante ne tey ñoo ngi koy dinañ ko séddale ginnaaw ci ñi nga xamante ne am nañ ba pare ci nguur gi ña ca des ñu mën a am nan lañ leen di accompagner pour ñoom itam ñu mën a def face au coronavirus. tey li nga xamante ne Malick bu noonu naa la ko wax ci banlieue bi mooy am na jamono boo xamante ne nit ñi sax ñoo ngi jël mesure yi nga xamante ne président de la république da koo jël ci allègement yi di ko tuddee reculade du ma ko tuddee noonu du ma ko tuddee it séddee ci ay pression li ma ko mën a tuddee mooy booy jiite dafa am qualité bu am solo boo xamante ne dalaa war muy da nga war a am yërmande boobu weesoo ci ñi ngay yërëm wala ci ñi ngay def yërmande da nga leen a war a xam boo leen xamee bu baax rek booy jël décision dina am foo ko adossé loolu moo tax ba président li nga xamante ne jël na ko comme ay mesures d'allègement man dama ko ci encouragé bu baax waaye it bokkoon naa sax ci ñi nga xamante ne dañ doon wax ne Dakar ak fi nga xamante ne dafa bari dañ koo war a confiner ci ñooñu laa bokkoon Malick dama jàppoon ne fi nga xamante ne virus bi dafa nekk bëgg faa lëmbe nañu confiner ñooñu régler virus ba foofu balaa muy gën a lëmbe ci biir réew mi. am na ñu koy xalaat waaye nag léeg-léeg njiit am na foo xamante ne bu koy ni mu koy gisee ak yërmande ba nga xamante ne moom mooy lal ci ay décision léeg-léeg boo mosut a jiite pour nga xam ko day xaw a jafe waaye it beneen bi nga xamante ne moom moo ci nekk mooy capacité de résilience bi nga xamante ne gis naa ko ci biir banlieue bii ñu développé ko man bokkuma ci ñi nga xamante ne dañuy wax ne bu ñu confiné nit ñi xiif da leen di rey Malick kuy am solidarité ci Sénégal banlieue bi moo ñoo la ëpp solidarité waaye adduna bi it kuy am solidarité Sénégal ñoo la ëpp solidarité kenn du fi seetaan sa morom muy dee ak xiif kon jàpp naa ne pour xeex coronavirus bi sénégalais yi bañ leen waxee tey suba ku ciy génn na nga takk masque Malick mun yow journaliste nga bi nga demee ci mbedd mi di def mesure boobu nan la ko sénégalais yi gisee man gis naa ne 99,99% sénégalais yi ngeen dajale yëpp takk nañ masque nan lañ def pour am masque c'est parce que sénégalais yi ay nit ñu discipliné leen ay nit ñu mën a accompagner décision bu nguur gi di jël jëm ci li nga xamante ne da leen di aar kon même bu ñu confiné woon tey la banlieue man jàpp naa ne banlieue bi fii ku fi yeewu di nga nemmeeku say dëkkandoo est-ce que yow nan ngeen fanaanoo est-ce que am na ku ci feebar est-ce que am na ku ci xiif est-ce que am na ku ci mar boo ci tanee di nga ko def te kenn du ko yëg kon bu ñu confiné woon pendant 1 an sax la banlieue man gëm naa ne kenn du fi dee ak xiif puisque solidarité bi nga xamante ne nekk na ci biir banlieue bi kon nañ ñun ñëpp ñu accompagner les mesures
di gouvernement ci ni nga xamante ne noonu lañ koy édicter ci discipline ca la nga xamante ne mooy suñu responsabilité citoyenne, puisque gëm naa ne lii xew bitim réew ñoom mënuñu ci dara. am na loo xamante ne lu ndaw la nekk ci ñun bu ñu booloo mën nañ ko. c'est vrai que nekkuñu exception ci àdduna bi, mais am na loo xamante ne tey ci foi, ci engagement, ci détermination, ci discipline ak ci organisation am na loo xamante ne suñu génie créateur bu sénégalais mën na ko contre ce virus là. merci beaucoup monsieur le maire. tey jii benn baat rek boo ko doon mandargaale doomu Pikine Ouest lan nga ñuy wax ci ñoom. benn baat rek day bu ma ko doon mandargalee ñi nga xamante ne dëkk nañ ci Pikine Ouest ma contextualiser ko ci jamono bii nga xamante ne mooy wàllum mbas mi day doon capacité de résilience. jërëjëf monsieur le maire en tout cas kontaan nañu lool ci invitation bi ñu la invité nga nangul ñu ko, mais waxtaan wi aussi am na solo parce que ñun xam nañu bu baax ni ngay liggéeyee, moo tax aussi ñu taamu ni nañu la daal di jël. ñuy jaajëfal également Lamine Thiam Dogo mi nga xam ni yombal nañu jokkoo bi ak yow ba nga xamante ni liggéey bi jaar na, ak sa conseil en communication di Kalidou Diaw moom tamit ñi ngi koy gërëm bu baax. En tout cas merci beaucoup monsieur le maire ci clairvoyance bi, ci idée yi nga développé am na solo trop. ku ne xam na ni ci jamono ji ñaan dafa am solo, nañu ñaan yàlla jële fi coronavirus ñaanu bés bi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen. Dieu qui a envoyé ton Fils pour sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi. kon mbokk yi topp ITV ba tey si ñaan yi nga xam ne moom la leen di baaxe, surtout jamono yi nga xam ni jamonoy feebar la, feebar yu wesaaroo tasaaroo, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko, wala nit ñu baax ñi inspiré woo ko ci alquran wala ci sunna, ñu mën cee delluwaat pour ñaan yàlla mu fekk feebar bi ci ku mu dalul, ku mu dal tamit ñaan yàlla pour yàlla teggi ko. mu bokk ci ñaan yooyu ñaan bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, muy bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim. mu baamtu ko, bismillahi allazi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim. yaa ngi muy tekki mooy maa ngi sàkku aaru, maa ngi ñaan yàlla sàmm ma, yàlla ñoŋal ma, yàlla puusal ma lépp loo xam ne lor la. kon maa ngi sàkku aaru, maa ngi laxatu ci turu yàlla, moom yàlla mi nga xam ni amul lenn loo xam ne dana loru ànd ak turam. maanaam turam nit ki bu ko waxee ñaan yàlla mu aar ko ci, amul benn lor boo xam ne dana jóge feneen di dal ci kawam, lor bu mu mën a doon, moo xam ci nit lay jóge, moo xam ci rab lay jóge, moo xam ci feneen lay jóge. kon maa ngi ñaan yàlla sàmm ma ci turam bi nga xam ni, wala moom mi nga xam ni amul dara loo xam ne dana loru ànd ak turam. du ci asamaan du ci suuf, amul luy jóge ci asamaan, amul luy jóge suuf. te boo waxee asamaan ak suuf wax nga àdduna, mooy univers bi. kon univers bi yépp turu yàlla amul lenn loo xam ne dana ànd ak moom, wala kooku ànd ak turu yàlla muy am ak lor bu koy dal. yonent saa sallam nee na ku xëy wax ko amul dara lu koy dal ci musiba bu soobee yàlla lu jóge ci borom bi subhanahu wa taala. ku gontu wax ko tamit yàlla sàmm ko aar ko, du am dara lu ñaaw lu bon loo xam ne dana ko dal lu jóge ci borom bi subhanahu wa taala. kon lii
njàngale yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam te guddul jullit bu nekk même bu ko dégloo bu ko mokkalul woon topp ko dégluwaat ko mën na koo mokkal su ko defee mu am kóolute ni bu soobee yàlla lu jógewul ci yàlla rek du mën ci moom dara te du ko dal mu gën a dalal xelam. donc lii nañ leen indiloon tey yal na yàlla yombalal nangul ñu daxal ñu mboolem feebar yépp yoo xam ne yu ñaaw la rawatina Covid 19 bi nga xam ne moo lëmbee àdduna. asalaamaaleykum wa rahmatullah. amin rek la ñuy wax ki taawu kaw ba kaw daanuwul ci suñu kaw téel ñu suuf ba ànduñoo ak suuf daanu ci suuf yàlla nañu aar muccal ñu ci mbas mi te jële ko fi ci darajay Seydina Muhammad ñi ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm yi tamit Abdoulaye Ndiaye Damiyu ak Modou Diouf borom xiinin de l'autre côté aussi beneen Abdoulaye Ndiaye bi nga xam ne ci wàllu logistique moom moo ànd ak naar ñi ngi koy gërëm di jaajëfal le maire Pape Gorgui Ndong maire de Pikine Ouest ci accompagnement bi mu ñu accompagné tout au long de cette émission ñu waxtaan bu am solo ba suba ak jàmm incha allah ci waxtu wi 21h ci beneen ànd xeex coronavirus.